moo leen di may seen revue de presse. bismillah, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. tribune yéene kaa ne Alioune Badara Cissé dem na. allahu akbar, allahu akbar. perte immense. Sénégal ñàkk na. dama ne la Sénégal nag ñàkk na Alioune Badara Cissé mi la jàmbaar. nit koo xam ne ànd ak engagement. lii quotidien ne Alioune Badara Cissé day dem na. vox populi ne génn adduna bi nga xam ne nag Alioune Badara Cissé daal ni koy génn adduna ni le waaw adduna bi yëpp ñoo booloo rek d'accord ci benn mbir ne jàmbaar dem na, borom jikko ju baax ja dem na, nit ku dëggu ki dem na, nit ku xam adduna dem na, nit ku baax ka dem na. muy opposition ak waa nguur gi yëpp nag laa la wax ñoo manko ci benn kaddu mooy ki fi nekkoon médiateur jàmbaar dëgg la. yéeni kaa gi ne ña ngi ko denc nag ca Touba bax yo ca wetu doomam jox allahu akbar. laaste Sénégal day mi ngi jooy nag médiateur am ba l'observateur daal di dellu siwaat nag ci feebaram bi nga xam ne kon def ko nëbboon rek yóbbu bañ ko yóbbu ca hôpital principal bu Ndakaaru ba ci lañ ko jébbalee boromam ca Touba. enquête yéene kaa ne jàmbaar dem na ikoon dëgg dem. 24 heures yéene kaa ne la vie sans ABC allahu akbar. avocat la woon nekkoon taalibe Serigne Abdou Khadre Mbacké jébbal nañ ko boromam ca Touba. Le Soleil yéene kaa ne mission ba jeex na moom régulateur ba président Macky Sall day waaw nee na maa ngi delloo njukkal nit ko am ngëm-ngëm sama àndandoo jàmbaar ja. lii ko di jeene maître Alioune Badara Cissé day waaw ku mësa libre la ba nim fi jugee laa la wax kenn moomu ko. enquête yéene kaay ne mës ta nekk naa féq nag laa la wax. Mimi Touré ci critique yéene kaay waaw nee na nit koo xam ni ku baax borom xam-xam dem na. Sud Quotidien ne Alioune Badara Cissé day ba illaa yawmi diin. Walf Fadjri ne tey ma wax leen na kat mooy ABC A ba Z. Direct News ne Alioune Badara Cissé day dem na waaye xam ngeen ci lan la doon dund. benn dëggu daa dëggu woon de ñaar justice ñett bëgg réewum. xam nga Alioune Badara Cissé fan la bàyyi woon noppam bii dëggu rek dama ne la dëggu woon googee waaw tax na nag ba ñenn ñoo xam ne ñoo bokkoon ak moom parti sax daan ko sànni ay xeer allahu akbar. léegi nag ma nga bax ya ay jamono joo xam ne nag ñu ngi jooy doomu ndar googee waa ndar waaw. Tribune yéene kaay nee na ab gaal dee fa suux maar di taali. Libération yéene kaay ne gaal gu suux googee ca ndar day ay bakkan yoro lay xeeñ de maar di taali. ñeent fukk ak benn ci ay doomu aadama yoo xam ne dañ ne may réer kenn gu si leen ba léegi ni léegi allahu akbar. ñeent daal lañ forcé ñoom kenn solul woon gilet laa la wax. Bilal Seck daa rëcc ca gaal ga ci Tribune yéene kaay waaw nee na nii laa gisee samay xarit di dee nii laa gisee ki nga xam ne moo ñu doon yóbbu ma fay ko ñeent fukki junni di dee la ilaha illallah. en tout cas ndox mi bari na ci réew mi de. Abdoulaye Sow ministre urbanisme ci laas yéene kaay waaw nee na nañ leen ko nangu. gis ngeen liggéeyu assainissement bi ca Kër Massar am na ca liggéey loo xam ne baaxul. Tribune yéene kaay ne gis nga inondation ci douane Touba ak ca Mbacké waaw Serigne Mountakha Mbacké xalif général ak murid lu tolloo juróom fukki millions la génnee day daal di koy may ñi nga xam ne ñoo ci loru le allahu akbar. vox populi ne Touba googe waaw porte-parole murid day féetali waat na xamle waat na ne màggal Touba gi day am waaw Serigne Bassirou Abdou Khadre nee na dee moo ñu ko gënal santaane Serigne Touba ñu ba ko dama ne dee moo ñu ko gënal dara mënta dox suñu diggante ak màggal gi Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké yemu ca ci l'info yéene kaay waaw nee na màggal gi ndigal la moom Serigne Touba du kenn te du lenn mooy tere ba do am le màggal est un ndigal de Serigne Touba que rien ni personne ne peut et ne doit empêcher sa tenue dëgg la de porte-parole xalif général murid yemu ca parce que Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké ba lay sa nee na xale yi nga xam ne nag ay tuutànk lañ te nekk ci sareet yi ci Touba gi loolu war nañ koo dakal. benn ñaar essor bi ci salle d'entraînement yi dajale ak ay góor ak ay jigéen jaxase leen ñuy déglu musique war nañ koo dakal waaw Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké ne gis nga màggal gi li muy mandargaal mooy nit ku ñuul ko indépendance sa Mbacké roog digganteem ak Occident réewu nasaraan yi 24 heures yéene kaay ne tere yooyee sëñ Bass wax day waaw bokk na ca nag dugg ca jumaa ja di filmer sa bopp ak photo yooyee moom tere nañ ko léegi laa la wax cay mbas mi le réew mi quotidien ne mbas moomee waaw corona gi garab yi nga xam ne maanaam boo ko naanee wér mi ngi dikk de léegi garab yi ñëw kañ la nguur gi ñëw ci waa TER bi le lii quotidien ne train express régional boobee waaw ñi nga xam ne nag ay impacté leen mbir mi da leen a lor la ñuy sàkku ci nguur gi la mooy juróom fukki milliards Allahu akbar. Walf Fadjri ne marché yoonu kanulaay gi waa Ecotra waaw fañ nekkoon lañ nekk ba léegi ni la day waaw ñi ngi sàkku laa lay wax nii daar appel d'offre bi ñu daal di koy lancé waat nag laa la wax waa Ecotra yemuñ ca parce que daal dinañuy bind nag banque africaine de développement ngir mu bàyyi xel arrêt bi nga xam ne cour suprême daal dina koy bind coowal Ecotra googe évidence Sénégal nee na askan wa nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo ci kanulaay googe waaw lañ doon xëpp day mujj dañ koo def waaw dama ne la ñuy sàkku mooy entreprise chinoise bi na fa jugee ay waay liggéey nañ leen ko jox waa réew mi askan wa kay am na ay machines yoo xam ne sax jot nañ koo daal la ilaha illallah APR ngay tàkk daal nañ ko de Tribune yéene kaay ne APR ca Parcelles Assainies waaw Gueye l'original day démissionné na mar di Italie bàyyi na APR ba pare nag fekki na opposition ba évidence yéene kaay ne ca Thiès Nord waaw Lamine Aïssa Fall day candidat la ca mairie ba nee na sama candidature askan wi sàkku
demande population bi la Dakar Times de sondage génn na ca Guédiawaye de waaw dama ne la PDS grand parti Pastef ak PUR bu ñu àndee ak waa GLB di Guédiawaye laa bokk waaw Ahmed Aïdara gagné Alioune Sall du samay kàddu de Dakar Times la critique yéene kaay ne relance dialogue politique ba day Serigne Mbacké Ndiaye waaw nee na nañ leen wut nag ab profil boo xam ne ñëpp a cay waxtaan ba juboo muy nguur gi ak opposition bi fii ñemee nañ fee waxaat dialogue politique Mamadou Ndaw directeur de cabinet ministre transport aérien day Alioune Sarr waaw nee na waa mais yow Serigne Mbacké Ndiaye mii moom kan moo koy arrêté homme ak femme de valeur yi ci réew mi nag man Mamadou Ndaw ñoom laay waxal waa Serigne Mbacké Ndiaye mii nii lañ koy wax na de waaye Serigne Mbacké Ndiaye de ak lu mu wax te waxul ñu leeral ñu suñu pétrole bii waxu fi dara parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjëp Mokhtar. ba compétition bi tàmbalee ba léegi bii mooy bu njëkk Sénégal di jouer te équipe adverse bi daal di koy njëkk a dugal la Camerounais yi seen mbëbët moo di sauver seen honneur ndax dañ leen a éliminé ci compétition bi ba noppi ci ay minutes dong jot nañ dugal 10 paniers yoo xamante ne Sénégal la fay wu ci benn yoon ci premier quart-temps bi Sénégal am ñaar fukki poñ ak juróom-ñaar Camerounais yi am ñaar fukki poñ ak ñett mu di ñeenti point de différence ci ñaareelu quart-temps bi nag Lions yi daal di commencé yëngal caax yi ñu mën ci ràññeeku ku ci mel ne Mamadou Faye Bamba Diallo wala sax Alga Ndiaye ñi nga xamante ne dugal nañ ay 3 points yu am solo ci waxtu woowee ba ñu dellu seet ci mi-temps bi Youssou Ndoye ak ñoom nag daal di defaraat seen taxawaay lu ci mel ni ci wàllum défense ak rebond yi nga xamante ne Camerounais yi yàgg nañ cee profité wu waaye nag comme qualification quart de finale amoon nañ ko ba noppi coach Boniface daal ci profité ngir noppal Gorgui Sy Dieng joué ko quelques minutes rek ci quart-temps yu mujj yi te terewul jot naa dugal 17 points ka ca topp di ndaw bi di Branco Badio fukki poñ ak ñeent Sénégal nag dina xam adversaire am niki ni altine bi ci diggante Angola ak Égypte ñoom ñu war a jouer match de barrage pour mën a qualifier wu ci quart de finale ci noonu nag Sénégal am ñaari jours de repos am ñaari jours d'entraînement ngir mën a gën a defaruwaat ba mën a àgg ca demi-finale ñeel 30e édition Afrobasket 2021 ci fàttali pivot bi di Malick Dimé ak meneur bi di Pierre-Henry jotuñ bokk ci bile match. ci nag absence su kii nag di pivot bi di Pierre-Henry ak Malick Dimé ni ko doon premier tour bi kii di Boniface Ndang muy tàggat gaynde Sénégal yi indi na ci ab jàngat ñu teewlee kàddoom. foog naa ne match yi ñu def donc match yu baax lañu je pense que équipe bi joué na ak mentalité boo xam ne li may wax mooy quelque chose de la gagne mooy koo xam ne dafa am xadar ak xeex ci li muy def. que sama équipe nañu respecté ku nekk seen kanam nga joué pendant 40 minutes quel que soit le score te je pense que objectif boobu am nañu ko donc maa ngi félicité équipe bi mais liggéey bi nag mu ngi door a commencé tey jii parce que li ñuy def lépp comptewul dara loolu mooy basket su élimination yi commencé da nga commencé à zéro équipe yi ba tolloo. waaw Malick Dimé dañ ko mbëkkoon ci dernier match bi donc ci dënd bi li ñuy wax clavicule en français foog naa ni dina am yaakaar que dina mën a jouer en fait mercredi. Andrew nag problème moom moo gën a compliqué parce que bi ñëwee ba léegi valise am feeñul te ci valise am yi la kii semaine am yi nekk. voilà tax li mu wax léegi rek maa ngi ñaan ku ñu mën a dimbale entre Ethiopian Airlines wala ku ñu xam Sénégal la mu ñu xëy dimbale pour ñu jot valise am parce que vraiment problème la te semaine mënuñ ko defar bu gaaw. nag ñoo jot a qualifié jëm ci quart de finale yi gannaaw Sénégal équipe bi di Tunisie nekk tenant du titre ak Cap-Vert ni ki noonu Côte d'Ivoire huitième de finale yi nag ni ki tey la ñu koy tàmbali bu 15h jotee Angola ak Égypte lay doon sur 18h nag Rwanda moo ci dalal ñii di waa Guinée ëllëg nag 15h Nigéria Ouganda la 18h Sud Soudan ak Kenya jàppal nag équipe bi di République démocratique bu Congo République centrafricaine Mali ak Cameroun ñoom ñi nag éliminé leen ci boobule compétition. ASC ASEC bu Ndargu Ndaw sa Tëngéej ñoom nag ñu ngi nekk ci wàccaayu ko phase nationale yi ngir représenter dignement Dakar. waaw pare nañ nag ngir dem yooyu les phases nationales yi nga xam ne dinañ ko amal foofu ca région bu Thiès ñoom ñu ne nag ñuy xam ne ne daanaka fu mu toll nii lépp nag yemb na ngir nañu teewal département bu Ndakaaru nu mu gën a nag taxawee ci les phases nationales dañ ciy teewlu seen président di Assane Sarr. parce que aussi njàng dafa baax na mooy def réew xale yi mën sport baax na waaye sport aussi da nga koy boole ak dara mais ñu dañoo préféré mu ànd ak njàng ndax dañoo bëgg suñu doomi ëllëg mën a dem jàngi ñëw réussir mën a ñëw jël le relais phase yi jëm ay phase la yoo xamante ne comme ñu ngi fay dem c'est la première fois dañu fay dem uniquement pour jéem ko jëli nag mën ñu ay challenger lañ lépp loo xamante ne ñu ngi koy teg suñu kanam yam objectif mooy dem jëli kii bi ay Tëngéej ak Ndakaaru ndax ñooy représenté Dakar dooleel ñu pour que ñu mën a dem au mes dem mën a dem mën ko jëli waa Tëngéej nag nañ ciy ñaax lu bari mooy comme mosul dugg Tëngéej ñu ngi ñaan pour que waa Tëngéej ñun ñëpp jàppati maire beeg
autorités yi fi ne ñu ngi leen di woo. forcé ni ko Yacine Seck sama jigéen bi ñu ngi lay ñaanal nga wér ak jàmm fekk sëñ parce que nam nañ la lool. sëñ wax ne moom salalap ni ngeen koy gisee nii néewam la ñu teg ci charrette bi nii fukki at sa la toll sa kër ñaar la labee sa ndoxum taw ma loolee nag nee nañu dañu jékki-jékki gis néewam di tëmb sa ndox ma xale yi di fo ca pegg ba benn borom charrette sax moo ko fa mujjee jël génn ko teg ko ci charrette bi di ngeen ko gisee nii di ko yóbbu mel ni ko ndoxum taw bi foofee sa diwaanu Touba mu ngay wéy di fa dicté ay lois am élage ni ñu gisee image yi déclenché nañu plan Orsec waaye nag dafa mel ni plan boobee dama nu dara ci ndox mi sa Touba. Et puis Birahim dafa posé question bi maa ngi ko déglu sànq ma nekkee ci oto bi nee na plan Orsec national la wala ndax Dakar dong la yem loolu question la parce que du fii dong moo nekk victime ci inondation yi loolu benn la ñaareel bi ci des faw ñu delloo ko ci waajur yi tuuti aussi sens de responsabilité doom kenn du ko bàyyi muy taxawàllu ci ndox affaire bi am loo xam du nekk villageois wala nga nekk ku dëkk ci taax yi sens de responsabilité la doom waroo ko bàyyi muy taxawàllu ci mbedd encore une fois maam doom waroo ko bàyyi muy taxawàllu ci mbedd ñetteel bi ci des nag day dellu ci wàllu yàlla xëy na accident bu amee parce que ñi yaroo ci village yi gis nañu ne am na ay déeg yu mag yu doon am xale daana ci lapp daana ci lapp bu ñu musaan gubi jóge ci dëkk yi dem ci tool yi dem ci déeg yi gubi xale mun na cee lapp loolu yàgg nay am ci déeg yoo xam yu mag lay nekk xam nga boo gisee inondation yi souvent may wax ni dafay jafee lijjanti ñi yaroo ci village yi nga xam ni ñaar fukki at ak juróom ci ginnaaw fi doon ay déeg yoo xam ne bu musaan taw yow ñi moo faa teg sa tànk da nga fay jaar tey ñu lotiseeku waaw def ko ay kër ndox du fàtte yoonam léegi ñi fa dëkk noonu et noonu la mel fii ci Dakar am na ay quartiers yoo xam ne ay ni dëkk nañu fa boo delluwaatee fanweeri at ci ginnaaw nit musu faa ñemee dox jamonoy nawet parce que ay déeg la woon situation yi moom mooy dellu soit loolu nag responsabilité du gouvernement bi la ci xool balaa ñoo jox nit ki muy defar ay dëkkuwaay ñu xool fi mu koy defar ba xam fu dëkkaabul la wala déet de façon metti na ki faatu xale la mais fi may mujjantale mooy fi ma jëkkee woon encore une fois waajur yi dañu gën a vigilant parce que quartier la boo xam ni dafa sës ci Touba mën nañu wax sax ci Touba la bokk. donc war nañu am ci nit ñi dundee sens de responsabilité di contrôler seen ay doom mais bàyyi xale ba muy lab ci taataawu ndox. loolu itam problème la. voilà mu nekk occasion Birame Ndiaye Touré ñu wax ci sortie bu Abdoulaye Seydou Sow jëm ci wàllum li mu xam ne kon ni ñu doxalee kon travaux d'assainissement yi sa Kër Massar ndax nag lab gi sa Touba la waaye la leen boole moo di ndoxum taw mi. nee na nañu doxalee travaux d'assainissement yi loolee awul ci yoon wala am na lu ca des. waaw mais xam nga yokk na ci ne ni l'État va sévir sur les défaillances des travaux di maanaam. ñi nga xamee ni dañu ci. moom lañ ko dénkoon. dañ leen ko dénkoon. am na xam ne defuñu ko ci. nguur gi dina daal seen kaw mais li may sàkku mooy te je pense que loolu la ñëpp di sàkku na bañ a yem ci li ñu woowee vœu pieux ni lii laa bëgg a def waaye nañ ko def ndax quand même défaillance am na bu ñu demee ba sànq ñu je pense Fabrice moo koy wax ne ni gouvernement wax ni défaillance am na mais bu ci yokkee moom ministre Abdoulaye Seydou Sow ne ni l'État va sévir comme mu bañ a yem ci benn kàddu goo xamee ni c'est juste peut-être pour teg nu ñu koy woowee ci mu bañ a indi coow. mais na nguur gi sévir. parce que quand même ce sont des milliards yu ñu wax ni dugal nañu ko. ci ay gestion ci ay jënd moto pompe wala def loo xamee ne war nañ ko def ci wàllu ndox mi jëlee ko fa bu ñu yem ci wax bi donc nañ ko appliquer également. mu problème de suivi bi nga xam ne moom la ñu am fii ci réewum Sénégal cette fois-ci au moins ñu appliquer ko comme te ñoom xam nañu ne am na ay manquements yu nga xam ne am na ci. ñu àddu jëmee ci levée de corps bu Alioune Badara Cissé loolee démb la ñu ko waajal ba noppi di jébbal ko boromam sa diwaanu Touba la ñu ko yóbbu l'hôpital principal fa la mbokk yi jegeñaale joxante woon dig daje ak mbas mi fi mu toll moo tax lépp nag ñu yematle ko noonu kon am na ñu seekati ay kàddu ñu sa bari sax ma ne sañu wax kàddu gi doon genn nit ku dëggu la woon koo xam ne caaxaan bokkul woon ci ay mbiram ñu teewlu seeni kàddu ñëwaat. Il fait partie de la race des gens qui sont devenus rares dans le contexte actuel. ñu ko ñaanal yàlla ñu ko yàlla xare àjjana di ko ñaanal di ko jaal famille am di ko jaal njabootam di ko jaal ay àndandoom yëpp
di ko ñaanal yàlla fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee. di wax fii ñu ci bëri grand bi gëj na leen a gis ñu ci bëri ci waa APR grand bi gëj na leen a gis parce que ngorom dafa gore woon. grand bi dafa gore ba xëy dee dafa ëmbul parce que tey jii bu doon topp ci ginnaaw rek bon tey nekk na premier ministre mais dëgg fu mu masaan jotee da koy wax président Macky Sall loolu nag la ñuy ànd ak nit. responsabilité bu nekk il a eu à l'occuper ici au Sénégal magistère u Abdoulaye Wade ba magistère u Macky Sall donc moom suñu kilifa la ñun responsable APR suñu kilifa la ñun ñu nekk ci dans la République te en plus Sénégal mosuñu am l'unanimité mais maître dafa am unanimité opposition comme pouvoir ñëpp ko bëgg. te boo waxee ñu ne la dëggoom ak am fitam ak nekk jàmbaaram position boo mënta occupé ci Sénégal wala daraja boo mënta am ragalul taxaw wax la. du peuple témoignage yi bari na kàddu gi doon benn mu di lu jafe ci ku nga xam ne nii dañ lay dénk si yenn poste yi wala ngay xaw a laale ci wàllu politique. sànq bi may ñëw dama dégg Ahmed Aïdara wax boo xam ni tënk na lépp. lépp tënk na ko ci Maître Alioune Badara Cissé. jaale moo ko ni ma sigil ndigaale. mën ko kan moo gaañu kan moo gaañu mun ma maître parce que bi ñu àndandoo woon ci benn tournée yàggul. mais li Ameth wax mooy dëgg ñëpp. li ñu war a corriger. mu daal di woote rek ab booloo ci opposition bi ngir rek coppite yi nga xamante ni moom la ñu namm mu daal di doon lu dëggu ci commune bu Parcelles Assainies. Birahim ñoo ko gisandoo dans beaucoup de localités gis nañu kon jamono ji parti APR bi ñu ngi nekk ci ak réeroo lan moo mën a rek nekk lan moo mën a juddu ci doxalin bi nga xam ne président Macky Sall moom lañ bëgg a imposer maanaam choix bi jóge ci kaw wàcc ci suuf. du yoon xam nga dafa am foo xamee ne bu ñu fa tolloo ci wàllu démocratie war nañu explorer yeneen ni doxalin xam nga mooy ban par exemple mais lan moo tere ci coalition bu mel ni Benno Bokk Yaakaar ak beneen coalition. ñu def lu ñu woowee ay primaire ci seen i gox seen biir primaire yoo xamee ni muy amee peut-être mën nañ fa àgg ci États-Unis bu ñu nee démocrate yi dañuy def seen i primaire ba pare ñu ne léegi gannaaw suñuy primaire xool nañu ni diw moo nar a jiite suñu coalition ci élection présidentielle ñu jëm wala élection sénatoriale wala yeneen ak yeneen mais bu dee mën nañu àgg foofu coalition yi peut-être coow li dina wàññeeku parce que dañu xam ku ci nekk déjà avant ñuy dem ci élection territoriale mu di élection locale ni yow ci bërëb sàngam ci ña fa nekk ci APR yow daal la ñu jàpp ni ci seen primaire yi ñu def yow yaa ci jiitu wala fa ñu jëm ci parti démocratique sénégalais wala beneen coalition ñu mën a dem ba nga xamee ni yenn coow yi nga xamee ni dina am dina wàññeeku mais comme li nga wax fan yee passé base bi moom moo war a joxe ne ni ton bi lii la diw la ñu bëgg mu jiite mais bu waree jóge ci kaw mooy indi chaque fois ay frustration parce que di nga teg kenn koo xam ne peut-être base bi du ñoom ñoo ko. voilà Birahim mais aussi El Hadj bu fekkee base bi ñoom seen biir ñu ngay dëkkee defante ku si nekk bëgg maanaam pousse sa morom taxaw est-ce que tamit doonul baax affaire bi jógee ci kaw wàcc. parce que ñi defante ñëpp ci base bi APR lañ bokk. te dañuy fàttali ne APR du parti au pouvoir. coalition moo nekk au pouvoir. dafay feeñ ci ni ñuy sacrifier ay alliés de taille yu leen ëpp doole moo tax nag foog ñu interpeller les responsables des partis comme Moustapha Niasse comme Aminata Mbengue Ndiaye ak yeneen parti bokk ci coalition bi bu ñu accepter ce qui s'est passé à Dakar ñu def ko Khalifa Sall am ci yeneen localités yi daal di continuer di gas seen parti di renni seeni ay doom di suul parce que boo demee ci ay localités yu bëri tey pouvoir bi moo fa nekk de mais au nom de la coalition parce que ki nekk ci bopp mairie ba nekkul APR beneen parti la nekk léegi nag yooyu apéristes yi nekk ci gox yi mun naa jël exemple Mbour gi ma gën a xam apéristes yi nekk ca gox ba au lieu ñu jël opposants yi def leen adversaire mais maire ba la ñuy def adversaire di ko gasal ay kàmb di xeex ak moom parce que maire ba ci coalition bi la bokk soit parti socialiste wala AFP mais bokkul ci APR mais benn waay bu génnee APR non événement la amul benn problème ñun li ñu yitteel mooy c'est vrai que nag ki génn parcelle li mu def muy génn gi APR man def mu ko événement ci wàllu actualité vraiment parce que coalition bi laa gëm ba léegi gisaguma ay élections yu APR gagné mais nag ci ay propos rafetlu naa idéem ak principe bi muy benn parti mënut a jiite te faaw nit ñi xam ni parti yi jiite wuñu leen mais ci seen doole la ñu leen jiite te bépp politique bu ñu booliwul askan wi politique bu naax saay la vraiment conviction la ma respecté xalaatam la ak idéem et na doxalee comme noonu et ni mu doxalee itam
mbumbaay bi ñu toll ci ay élection locale nga mën a wan ginnaaw APR parce que am nga ay principe courage nga loo gëm courage aja sa fee nga xam ne mooy Ziguinchor waa Pastef ñoom ci boppam ka ñu samp seen ndënd ngir nag jogante yi ñu dëgmal moo di Ousmane Sonko nee ñu mooy seen candidat ci élection territoriale yu janvier 2022 seen ak tànneef googu rek dañu woote seen ndajam assemblée générale seen biir waxtaane ko ne nañu Ousmane Sonko foofee moom foofu la ñu koy samp dañ si àndax Abdourahmane Diallo sa Ziguinchor si suñu yeneen jotaayu xibaar ñu àddu jëmale ci xeexum mbas mi sa Tëngéej ci foofee de na ma ko defee ci nawetaan pavage yi noonu la ko defee mu di ay lal yu nga xam ne daf ko jébbal poste de santé yi district yi nekk si commune bu Rufisque waaye sax poste de santé yi nekk si commune ba ngir jàppale leen ci xeex bi rawatina ay communes yoon ndax dafa gis ne ñooñee dañu ko yittewoo jamono ji nga xam ne mbas mi sonal na kër docteur Abdoulaye Fall ñu teew lay kàddoom. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. À chaque fois bu ñu mënee jàppale état pour li doxal réew mi je vois que vraiment waruñu si mën a xaar état nañ ko def te ànd si ak Pastef ak farlu Covid bi wax na ko léegi moo fi ne ñoom dañu sonn dañu jaaxle parce que vraiment amuñu matériel boo xamante ni nii mën nañu matale seen liggéey à 100% donc bu ñu mënee indi suñu loxo indi suñu xam-xam indi suñu xalaat pour jàppale leen man boog du ma hésiter. non man au début dama prévoiroon yóbbu ko dans les postes de santé de Rufisque Ouest jokkul xeer jokkul wàgg ak HLM mais xam nga district bi moo leen yilif ñoom ñëpp te jaaduwul ngay yem foofu te doo ñëw seet si district bi. voilà Birahim genre geste yu ni mel de mënees nañu ko saluer surtout fii nga xam ne mbas mi fii la toll hôpitaux yi di am ay jafe-jafe ci wàllu ay laal. mooy li may wax nii mën nañu am espoir ci sénégalais xam nga lan mooy am espoir ci sénégalais nga gis benn doomu réewum Sénégal yore alalam ne ni du ma ko yemale ci jënd kër oto. tabax ak yu ni mel waaye dama ci jàppale samay nawle ak ñoo xamee ni soxla nañu ko. li mu def lu ñuy rafetlu la gis nga bu doon dañ ko multiplier keneen ak keneen def ko. Mamba yore tuuti alalam ne ni même bu dee benn moto pompe naa ko jënd pour ñi nekk ci benn gox am ci jafe-jafe gis nañu fi ku ci mel ni Bara Gaye fële ca Touba di mbokk ci kër gi daanaka ndax li ñu seq ak président wu groupe des médias mais bi ñu gisee mbënd bi fële ca Touba xaarul état wala maire Touba wala keneen dafa jëkkati alalam jënd ci ay moto pompe pour yóbbu ko foofu pour mën a jàppale au moins lu mu néew benn wala ñaari kër yoo xam ne mën nañ génn ci ndox mi sénégalais mën nañu am wóolu ci sénégalais nañu dindi politique rek ko fële doxal li ñu naan humanité ñu ne kii humanité moo tax mu def lenn xoolu ci poste politique xoolu ci luñ koy fay ci wàllu politique xoolu ci waaw góor lu mu ciy xool mooy def te yàlla rek tax diggante nit ak morom jut sam gis nañ Ahmed Aïdara bu Guédiawaye laa bokk def na ko dem si kër docteur jàppale leen Bougane Gueye Dany yóbbu ay moto pompe fee nga xam ne mooy ci banlieue bi je pense que loolu mel jar na rafetlu mais loolu moo am solo def ci wàllu social mais xam nga problème bi li ci bon mooy da ngay nekk fii ci biir réew mi di ko defee ci réew mi mu jig la mais laajal moodu yi nga xam ne bëgg nañu seen diiwaan bëgg dimbali seen diiwaan ci ay matériel bu ñu indee ay lal wala ay ambulance pour bëgg maire bi signé benn këyit pour ñu mën koo génne te duñu fay de douanement ak yooyu maire bi day bañ am na jàmm gën problème boobu am na fa am na yeneen i localité yoo xam ne am na fa te loolu mooy gravité bi faaw ñu interpeller ci maire yi loolu du seen sañ-sañ doomu dëkk ba mais am na droit politique lan moo tax boo nekkee maire yow doo mën a supporter opposant bu dëkkandoo ak yow ci dëkk bi mel ni yow localité bi yow da nga ko donn loolu benn la ñaareel bi ci des itam ñoom doomu Sénégal yi nga xam ne dañuy indi yenn saa ay ambulance ak ay ndimbal ak ay don jële ko bitim réew di ko jox ay sénégalais fii na fekk mu nekk seen jikko bañ ko lal ci wàllu politique xam nga la moo tax dafa am benn maire boo xam bokk na tey ci maire yu ñu gën a critiquer seen ay localité muy maire Mbacké bokk na ci maire yu ñu gën a critiquer amul benn journaliste Birahim mii nga xam ñoo bokk génération mun na ma dëggal li ma wax tout le monde ñëpp a xamoon Cheikh Mbacké Ndaw ci wàllu indi ay lal indi ay ambulance ci wàllu social d'ailleurs loolu moo ko tax a nekk maire mais pourquoi changement après bi nekkee maire pourquoi xàmmeetuñu kanam bi ñu doon jël ci ay interview muy bokk ci ay débat muy liggéey ba ñëpp bëgg ko pourquoi changement boobu noonu lu tax deretu politique dugg ko mooy li tax itam ñoom
ñii indi ay don li ñuy wuyoo lu ñuy mbubboo nañu koy doon loolu benn la ñaareel bi ci des itam maire yi nañu bàyyi di koñe ñooñu bu ñu bëggee indi ay ndimbal parce que ñoom amuñu lu doy tabaxuñu sax ngunul santé maire yi donc bu ñu indee ay ambulance kay jox leen ko pourquoi ñu koy koñe. am solo la waaw juste di nga xamal ne kon rek parti politique ak mouvement yi nga xam ne ñoo ànd ak waa gëm sa bopp tey ji ñoom dañuy amal ak jono taskatu xibaar yi bu 17h jotee ca fi siège yu mouvement gëm sa bopp cité kër góor gi dendeex Auchan bi ndaje moomee nag koy présider moo di président Bougane Gueye Dany bu gëm sa bopp loolee tey ji la xam naa nag temps bu ñu ko mayoon sax ñu waxaat tuuti xam ne beneen coalition war na boo xefee mu ngay judduwaat gannaaw yi nga xam ne judd service commercial après ñu jaar service commercial gars yi ne nañ gëm sa bopp laa bokk kay garaaw dañuy desandi nag sa Tëngéej ak nag réseau bi ëmb artisan yu département ba ñoom la ñu xamle moo di ngalawaay fukki milliards yu ñu war a génne defar ci ay uniforme nañ ko tas ku nekk jot si ñoom artisan yi jot seen wàll ndax nag si la ñu bokk mu di ay kàddu yu ñu yëkkati gannaaw ba ñu doon amal bëccëguk wàccim alxuraan ngir nag maanaam ñaan mbas mi jóge fi ñu ànd seex Xaali Ngom mooy seen njiit. importe bi ba tey mu ngi duggaat ci Sénégal mooy masque yi masque bi nga xamante ne tey ñun artisans yi war nañ ko mën a liggéey boo xoolee ñun defaraat nañ presque ay centaine de mille joxaat ko population bi ñu ngi lancé waat appel état masque yi dégg naa mu ngi wàcci waat mais prix yi mu ko doon joxee naka jox ñi nga xamante ne ñoo ko yeeyoo. ñu ngi xaar ñu jox ñu suñu wàll parce que am na réunion boo xam ne tout récemment assisté naa ko. artisan dinañu jox par 2 personnes ñu leen defal ay formation pour ñu si confection bi nga xamante ne si département Sénégal yëpp la. ñu ngi koy xaar di ko séntu ñu ngi koy dox nag di ko lijjantu mais ñun du ñu communiquer lu ñoragul parce que gars yi dañuy signaler gauche daal de droite parce que mbir day dem ba ci biir affaire politique rax ci mais nañ def ne toujours ñi nga xamante ne l'homme qu'il faut à la place qu'il faut artisan mënoo ko dimbali te xamoo soxlam xamoo ay jàngorom xamoo ay tawatam. El Hadj dañuy doxantu sa mbokku Tëngéej la dañuy doxantu ba sa Ndofane xam nga Ndofane c'est que El Hadj ay commentaire laa ragal. c'est que maam mbokku Tëngéej mi da leen di dawal quoi parce que tu vois des discours nga xam ne discours dóor la waa demal dañuy doxantu ba sa Ndofane xam naa ne xam nga commune mu Ndofane foofee nag wax naa ko ci ndorteel yi jafe-jafe ñu jànkonteel moo di wàllum wér-gu-yaram feebar faju moom moo fa jafe ndax dañoo gis ne 2006 poste de santé bi dañu ko def district waaye dara soppeeku si tey la gën a metti ci liggéeykat yi ña fa nekk woote woon nañu ak jano taskatu xibaar yi ñu ànd seen Alioune Kane. responsable des jeunes bu Pastef Ndofane ñaawlu na taxawaayu maire gox bi ndaxte gis na ne maire bi kenn du ko gis lu dul élection jege si moo tax gox bi lànk na ne du suqaliku may sa ndaw. boo jaaree ci marché bi nga xam ne ñun bi ñu doon xale ba tey amul dara lu tolloog tarfatal ay lu ci changé xoolal suñu hôpital bi depuis 2006 dañ ko érigé en district sanitaire mais poste de santé bi nga xamante ne Ndofane ba mu amee ba Sénégal nekkee indépendance ba mu amee indépendance ba tey moom la ñu moom moo fa nekk ñuy dugal pantere gauche pantere dara ci changé donc loolu yëpp mu nekk ay dysfonctionnement waa Ndofane di jaabar di dem Kaolack pour faju ci affaire bi élémentaire loolu waruñ ko nangu étudiants yi nekk Ndofane nekk Ndakaaru appartement bi nga xamante ne conseil municipal mën na ko jël daf leen génne leen ci bis. waa Pastef Ndofane ba tey nag amuñu candidat bi ñuy présenté ci mairie bi li ko war nag mooy responsable communal bi dafa lànk ne du organiser vote ngir ñu xool kan la ñu tànn. coordonnateur bi ne duñ def vote maanaam ki jiite Pastef fii Ndofane ne duñ def vote ñu ne ko lu tax duñ def vote mu ne parce que buñ defee vote yow mooy sax da ngay gagné ndax assemblée bi yaa ci ëpp yi ñett. Pastef Ndofane mu ngi woo Ousmane Sonko mu àtte leen. voilà bu weesoo discours politique bi ci am man li ma ci gën a intéressé moo di district bi nga xam ne 2006 en fait poste de santé bi 2006 la ñu ko def district mais ba léegi nawoon fa woon dara amu ca ay jafe-jafe lañ ci jànkonteel. mooy ay responsabilités yoo xam ne ni moom bay ku nekk war na ko jël bu ñu waxee responsabilité c'est d'abord ministre de la santé yi nga xam ne peut-être lii yëg na ko wala yëgal nañ ko moom Abdoulaye Diouf Sarr warul la toog lu tolloog ñaari fan tey à partir de ce moment te du ci indi solution donte nag bi nga ko waxee 2006 ba tey ñu teg ko fa te amul dara lu fa nekk loolu nag ça veut dire que non seulement maire koñ gox ba liggéeyul parce que information bi soit jàllale na ko
dégluwuñu ko wala li ñu naan tapewul du poing sur la table pour ñu mën a indi saafara ci loolu waaye nag nga ñëw dafa mel ni nga def pose première pierre tabax lenn loo xamee ni dara nekkul ci biir ça ne sert absolument à rien du tout parce que c'est quand même de l'argent yoo xamee ni da nga ci dugal mais dañu fexe jàppale askan wi nga xam ne ñoo fa dëkk parce que du mbirum politique du mbirum opposition wala ku nekk au pouvoir ñi ko soxla mooy askan wi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk. alors El Hadj feebar faju si dëkki kaw gi souvent ay jafe-jafe lay nekk. yu mag maa ngi am rek benn kenn ku ma xam ku génn àdduna. bi ñu ko jëkkee test dañ ko da nga Covid. évacué Kumbu ñu ni ko Covito 3 jours après ñu ni ko da nga am diabète. mais après ñu ni ko da nga am problème respiration. seen xel yóbbu leen ci oxygène ñu ni oxygène amul. ñu woote pour ku leen jaay oxygène lañ leen facturé mënuñu ko. waa ji génn na àdduna xamuñu lan moo ko rey. fii nii amuñu ko ba xam Covid la xamuñu ba xam diabète bi la xamuñu ba xam dafa amul oxygène bu mu mën a noyyee. du moom dong moo dee ci situation boobu. même famille boobu wax nañ ma keneen koo xam comme noonu la deewee ci l'hôpitalu Mbour. Sénégal yi mënuñu distinguer hôpital bu nekk niveau 2 niveau 3 niveau 4. ban médecin moo war a intervenir. des fois ñu ne hôpital niveau 2 la bon du am benn spécialiste bu fa nekk. nekk spécialiste ay généraliste ñoo fa nekk mënuñu distinguer kan moo am kan la ñu war a yóbbu réanimation. kan la ñu war a def lii mënuñu desale ci biir maladie bi ba xam dafa am diabète wala dafa am beneen feebar. et pourtant victime yi dañ cee bëri ba nga xam ne temps yi passé waa ministère de la santé orienté woon nañ ci seen communication chaque jour bu ñu xëyee bu docteur Mamadou Ndiaye waxee ba noppi am na benn spécialiste buy génn def ay éclairage mais ñoom ministère de la santé après seen communication boobu aussi seen oxygène yi ñu waxoon ni daañu fexe ba mu gratuite mais ñëpp jot si itam il faut ñu vérifier xool même ñun sax taskatu xibaar war nañ dem sur le terrain laaj ay clinique tasul matul ni ñu ko waxee woon amul nit ñaa ngi continuer di dee ci façon boo xam ni kumpa lay doon xamuñu ci nan la ñuy deewee yooyu yëpp boo ko dajalee da ngay gis ni suñu santé daal mam dafa sooxe te loo ci wax ñu transformer ko politique te nit ñi politique ñu c'est-à-dire que situation bii Sénégal yi dund moo metti te il est temps ñu wax leen ni leen ñi ngeen jiite dañoo sonn ci côté santé ci côté dund ci côté scolarité mais surtout ci côté gestion côté téyel leen li Sénégalais yi moom alalu Sénégal vraiment alalu Sénégal yi dañuy poser ay questions anamu fan lay jaar yan loxo lay dugg taxi yi metti na nit ñi xoox nañu te amuñu ku ñuy waxal boole ci toujours ñu ñëw fekk si leen di leen ŋàññi ak di leen ñaawal ñoo di leen wax ay réalisation di leen wan ay reportage réalisation Sénégalais bi lu palpable la bëgg monsieur le président Sénégalais yi dañu sonn di fa ay photo avion si réew mi toll Sénégalais yi sonn tey Sénégalais yi dañoo sonn santé bi ci boppam moom moo ñàkk santé ci boppam ay ca le député du peuple jaajëf rendez-vous bi kon 13h la si 89.7 Zik FM incha allah 13h bu soobee yàlla waaw incha allah waaw si Zik FM waaw ay ca Birahim rendez-vous bi incha allah midi waaw jaajëf ñu bàyyi la nga dem rédaction El Hadj dafay dem tës si kanam tuuti